waaw ma ne salaamaaleykum waa Ngaye Mékhé maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp àq di leen baalaat àq ci bis bii xam nga Ngaye dafa am lu fi ne mooy nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser nawetaan muy waa zone dañ dul jël seen i matukaay bi ñu war a jël moo tax booy di def violence à chaque fois. parce que nit ki su defee dara te sanctionné woo ko keneen ki nga xamante ni daf ko bëggoon def daf koy defaat mais su ko defee benn yoon nga sanctionné ko ci saa si ki ko bëggoon a def dootu ko ñemee def mais boo jàppee ni lépp lu waay def. fu muy mujjee mooy lan dañ koy baal dañ koy jéggal par négociation lay mujjee loolu violence du fi mës a jóg te ay nit boo leen di dajale da ngay fexe jël say matukaay ba nga xamante ne nii sécurité dañ koy am. parce que waa zone xaalis bu ñu am ci équipe bu nawetaan la jóge parce que ñoom ñooy fàq ci seen koñ ñëw fubal si gars yi dagg ticket dugg daggaat ticket pour toog ci kaw tribune bi muy 700 francs nit ki bu fekkee dafa def loolu da nga ko war a sécuriser parce que bërki de moo njaay lañ fi indi benn Pape Diouf sécuriser Ngaye ba nga xamante ne nii maanaam ku dëkkul Ngaye sax dañ laa sécuriser woon te pourtant kenn nit rek la te pourtant la nekkoon ca stade ba keroog duubalam nekk na ca stade ba keroog te ñetti gendarme lañ fa indi loolu c'est pas du tout normal léegi gi di football ak Monaco demi-finale championnat gardien bi nekk ci ay camp booy bi war a am audace su jóge fa mu jóge ñëw ba ca camp yi fa muy góoloo fekk ko fa toj boppam ñu porter plainte ba fa muy mujjee ay imam dugg ci nañ ko baal dañ koy baal kon donc il faut ñoom ñu jël seen matukaay ba nga xamante ni képp ku ñëwati ci stade bi ñu sécuriser la ba nga ñëw ba ñibbi parce que benn affaire ni organiser benn affaire ña nga xamante ni ñoo fa nekkoon di ko def kenn ci ñoom ñu toj boppam bañ évacuer ko hôpital yow mi nga xam ne yaa organiser nawetaan muy yow zone ñëwuloo fekkoo ko hôpital woote woo ba xam ci yow lan la nekk ñu faj ko ba wér ba yóbbu ko bu ñibbi seen kër nga nekk ci stade bi eggale say nawetaan ça veut dire que yow sécurité joueurs yi intéressé wu la donc loolu il faut ñoom ñu jël seen i matukaay jël ay nit ñuy garder ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci stade bi waxuma joueurs yi kese mais képp ku ñëw ci stade bi waa zone ñoo ci sécurité parce que ñoo organiser nawetaan mënoo di organiser te doo jël sécurité bu fekkee ni mënatunoo am sécurité ñu bàyyi nawetaan parce que ay doomu jàmbur ñoo fay nekk parce que booy bi ñu toj boppam mën na faa jugee jaare fa parce que bopp ci la lépp nekk rek blessure bi mën naa wér mais leneen mën na caa amaat parce que fi ne nii boo bëggee dégg-dëgg rek li ci gars yi dépensé gun mën naa yegg 200 000 ba 300 000 ci loo xamante ni fan lañ mujjee dem gendarmerie porter plainte à la fin baal nañ ko nga bëgg ni da ngay reprendre seen nawetaan loolu c'est pas normal man li ma leen di wax lépp principal cause bi li ko waral yëpp waa zone ñoom ñoo war a jël seen i matukaay ba mat sëkk bu dul loolu tant que loolu jógewu fi violence dafi gën a ñëw ba pare et puis ku sanctionné ti ñu bañ a ñëw di ko récupérer waat ab xaalis di ko bàyyiwaat muy fubalaat nit ki boo ko sanctionné aj ko 2 ans na toog 2 ans yëpp bañ a fubal boo ko amandé ba na ko fay mais soo ko amandé aj ko 2 ans déwén gi ci topp da koy leen day fubal parce que day joxewaat xaalis loolu c'est pas normal nan delloo ci xel yi te bàyyi nan delloo ci xel yi te xam ne Ngaye ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk te képp koo fi gaañ sa bopp ngay gaañ parce que à la fin seen i parents dañuy xamante seen yaay seen papa dañuy waxtaan te bu ñu waxtaanee day juboo donc am na ci loo xamante ni ASC ñoo war a am seen fulay bopp que ni dootuñ fubalati benn match ci Ngaye gii te amul sécurité bu doy ci stade bi dès maintenant ñu jël seen i matukaay buñ toogee nawetaan dootul am ASC yi nan am seen fulay toog tant que amuñu sécurité duñ fubal buñ ko defee rek léegi insécurité di jeex ci stade bi bu ñu jëlee tey par exemple képp ku ñëwati stade insécurité boo fa def ñi la war a jàppale teg la fi la war a teg keneen dootul defati dara mais tant que baale mi ngi am moom lii am day continuer di am ku ñu gaañ da ngay ñàkk moom booy boo ñu teel koo xam ku ñu gaañ da ngay ñàkk moo tax ku ci nekk na nga jël sa matukaay bopp protéger sa bopp bala ñu lay gaañ ma ca bés woon la gaañee boo demee ba sa coppaandaw ga tamit baale ngay mujjee def ak koo mën a doon nag tàng bi di nga ni ku mën a ñëw du ma ko baal mais boo demee ba sa coppaandaw ga moom ala kulli yàlla da ngay bàyyi moo tax ku ci nekk bu fekkee ne waa zone jëluñ seen matukaay nit ñi ku ci nekk na nga jël say matukaay ba mu mat sëkk waaw man loolu laaj moom lu ma ciy wax ñu jégaluwaat ci kàddu yi lu ci rafet suñu borom la lu ci dëng aussi ñu xam ni matatik doomu aadama la ñu leen di gërëm di leen sant. di la jaar di la bége bu baax nawetaan du affaire violence quoi te li ko waral dëgg waa zone la quoi parce que nit ñi boo ko fu wëloo guddi da nga ko war a wutal sécurité bu doy. mais amoo sécurité boo doy par di football loo nit ñi guddi même ñi fay ñëw sax nekkuñu en sécurité waxuma la joueurs yi fay football sax kon ñoom d'abord waa zone bala ñu woon organiser waa ay football guddi dana war na wut ay sécurité bu doy bu ko defee nit ñi mën a ñëw seetaan si jàmm ñibbi si jàmm xam nga lépp fatifu zone la te nawetaan du violence quoi football fair play la da ngay gagné mbaa ñu gagné la su la gagné nga content boo gagné nga mooy loolu mais violence bokkul si nawetaan mais waa zone ñoom ñoo war a bàyyi di fay ko nit ñi xaalis bu pare te duñ indiwuñ benn sécurité bu sécuriser nit ñi loolu du yoon
képp ku fa ñëw yaa nga fa ñëw mais risque rek ngay ñëwee da ngay ñëw pour seetaan si football mais da ngay ñëw doo fa gis football doo fa gis dara lu dul violence nga gis si terrain bi ku ñëw dugg ku neex nga dugg ku neex nga génn loo neex nga def te loolu du yoon quoi nit ñi dañoo ñëw pour seetaan football nawetaan dafa war a mën a neex dëkk bi ñun ñëpp ko bokk affaire dafa war a rafet dafa war a neex quoi mais waa zone ñoom ñoo war a organiser nawetaan yu normal nit ñi mën a ñëw seetaan si jàmm ñibbi si jàmm quoi ñoom sécurité bi ñoom lépp ñoom la parce que mënoo ñëw bu pare ñëw bëgg a seetaan football doo gis football doo am fooy doo taxaw sa nit ñi taxaw sa kanam doo gis dara loolu du yoon quoi man daal maa ngi ñaan waa zone ñu xoolaat li ñu organisation ñu defaraat ko ba mu gën a normal bu ko defee nit ñëpp mën a ñëw seetaan si jàmm ñibbi si jàmm quoi wasalaam. waaw asalaamaaleykum man la Ibrahima Ka nekk ancien joueur de l'ASC Jambar nekk ancien entraîneur tamit de l'ASC Jambar kon bu may wax ci football bon du ma ne xam naa ci lépp mais am naa lu ma ci xam quoi parce que fii laa defee sama carrière yëpp fii laa ko defee football Guney Ngaay et tout football la doon nañ fi ak joueur bu ne fekk nañ fu nekk ci terrain fii ñii ñu fekk leen fa football ndoog ñoom ñu dem bàyyi ñu fa ab suñuy rakk ñëw fi fekk ñu fi tamit ñu tamit dem bàyyi leen gunge leen ba yenn temps yi kon buñ ciy wax bon dañuy wax en connaissance de cause parce que déjà football dañ ne c'est de l'intelligence en mouvement football fo la en quelque sorte tamit parce que booy football maanaam da ngay li ngay pratiquer muy sport bi noonu da nga cee war a am gaieté quoi da nga ci war a kontaan ci li ngay def parce que mënoo football ba pare di mer wala leneen ak leneen yooyu yëpp day jouer ci wàllu violence ak wàllu mystique bi nga xam ne tamit surtout moom la jeunes yi gën a priser moom lañ gën a jël que entraînement yi parce que li ma leen di wax souvent naan leen physiquement boo taxee pour ñu xoola sax du yomb physiquement boo taxee pour ñu xoola du yomb ci terrain kon loolu ay 1% la ci football quoi waaw violence bi loolu bokk na ci li koy indi bokk na ci insécurité bi parce que tamit même guddi gi man déjà dama ko doon wax man leen bëccëg gi déjà dañuy xeex buñ la mënee nga génn sànni ay xeer kon guddi buñ leen fa defalee ay lampe mooy kaay leen rayante léegi nag kon loolu ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi ñoom ñoo ci waroon a am benn taxawaay ci wàllu sécurité xool nan leen mën a def ba déployer les forces de l'ordre bu doy comme ni ñu defoon l'autre jour ci concert bi ñu jalonné terrain bi yëpp boobaa je pense que ne violence bi na xaw wàññeeku quoi waaw parce que tamit bon comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp ñoo bokk ngaay ñun ñëpp ñoo bokk lépp dañuy foo ñun dañ daan dajeeg sump gi football ak ñoom bu guddee ñu ñëw fii ñooy dajandoo Kajoor baal soirée wala ñu dem seen koñ fuural wala ñoom ñu ñëw fii parce que yooyu amu fi woon quoi franchement dañ ko doon defoon foo activité de vacances boo xam ni dañ ci doon fo rek waaw mais malgré nag loolu nag ba léegi dañ koy wax ni moo dàqoon léegi liñ fi gis quoi waaw franchement loolu daal laa ciy gis. man la zone ñu mooy les organisateurs man la am nañ ci part de responsabilité ci sama gis-gis parce que war nañ au moins bon comme que guddi la surtout tamit foofu moo gën a tax ñu gën a yokk sécurité bi la nuit parce que bon lu nekk nga fa mën nañ la xaañ comme l'autre jour li ma dégg xamoo ku la xaañ wala c'est pas sûr daal guddi gi moom wax dëgg bu ñu sañoon ñu déployer force de l'ordre bu bëri bu doy nga xam ne dinañ mën a ñëw am sécurité ku nekk ñëw seetaan si ci jàmm ak salaam ñibbi si jàmm ak salaam quoi waaw zone moom am nañ ci part de responsabilité. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp avant tout di char ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waa di wax ni violence bi wax dëgg yàlla ñun ñoo ci jëkk am lu ñu metti ndax wax dëgg yàlla nawetaan bi nga xamee ni ñu ngi koy sumboon nañ ko ngir jàmm sumboon nañ ko ngir associé sumboon nañ ko ngir booloo mais léegi loolu lépp dafa dañ ci nawetaan li ko waral nag mooy violence bi nga xam ne mi ngi ci biir nawetaan ndax nawetaan bu fekkee dañ koy def pour boole mu dem bay tàggale vraiment amatul sens loolu it doon na ñun li nga xam ne man li ma gën a metti la ci nawetaan ba tax na nag li ñuy wax mooy na nit ñi xoolaat seen bopp ndax xoolaat suñu bopp jot na ASC it xoolaat seen bopp ndax xoolaat suñu bopp seen bopp jot na ba ci supporters yeeg dirigeants yi ñu waxtaanaat bu baax jéem a wut solution ci li nga xam mooy li nga xam ne am na ci violence ci wàllu nawetaan loolu mën fi jóg parce que vraiment métti na ñëpp te nawetaan li ko tax a jóg jàmm la woon bu demee bay provoquer li nga xam ne lépp tey mi ngi ci biir warees na ci jugaat ngir loolu jóg fi daal. waa loolu it mun naa la wax ok loolu it dëgg la parce que it jeune wax dëgg yàlla war nañu góorgóorluwaat ci wàllu sécurité yokk sécurité bi ba nga xam ne si effectif bu doy boo xam dina mën a dugg ci stade bi pour mun a jox joueurs yi
ak ñi nga xam ne si ñoo ñëw di seetaan si sécurité loolu am na ci solo lool. te loolu it wax dëgg yàlla comme noonu nga ko waxee mun nañ si colpable li nga xam ne ñooy zone ngir ñu yokk seen effectif bu sécurité ngir jàmm gën a mën a am daal wax dëgg yàlla. ok di leen bëggee di leen ñaanal jàmm OG Production Malick Coumba Seck merci. merci beaucoup si laaj bu am solo boobu parce que seet nañ fi ñaari match yu mujj yi am yëpp ñu seetlu ci ay violence donc normal na ku nekk joxe ci sa xalaat pour que ñu mën a trouver solution ci loolu. cause bu njëkk bi ñëpp njëkk a seetlu mooy ay pratiques mystiques te loolu ci responsabilité zone ci la bokk. certes nawetaan la charme bi bokk na ci mystique mais aussi war nañ ko utal ay limites waruñu mën a permettre une équipe envoyer ay supporters am ci biir terrain bi pour ñu dem ci seeni camp di fa gas ak a suul loolu waruñu ko permettre benn équipe. waruñu permettre aussi beneen équipe bi dem ci camp jàmbur di am leneen lu mu fay moom tamit sotti wala leneen lu mu fay jëlee. match yu bëri yu yàqu boo xoolee ci loolu lay jugee donc loolu ci responsabilité zone la. beneen bi ñu seetlu encore mooy une équipe day marqué un but ay supporters am daw dugg ci envahir biir terrain bi fekk ci joueur bi ok di ko accolade di ko may xaalis loolu aussi mën na jur tamit insécurité joueurs yi ndax ni ngay dugalee but sa joueur kontaan ci yow ñëw ba sa fekk la ba ci biir terrain bi da la jox xaalis noonu nga mën a dugalee but xoolu keneen naqari ci moom tamit mu tëb ci biir grille yi ñëw fekk la ci biir terrain bi a agressé la donc barrières yi wër terrain bi dafa gàtt te loolu yaakaar naa liggéeyu mairie bi la loolu aussi buñ ci monsieur le maire mënoon jàppale ba defaraatal ñu grille bi wër terrain bi vraiment dina yokk sécurité joueurs yi. en ce moment bëggoon naa match bu amee ñu bàyyi fa acteurs yi kase ci biir acteurs yi mooy les joueurs les arbitres le délégué. à mon avis waa zone defuñu dara ci biir mécourante bi ñoom bu fekkee dañoo bëgg a seetaan match mën nañ dem ci kaw tribune ya comme yeneen supporters yëpp wala yeneen amateurs yëpp mais biir mécourante bi man jàpp naa ni foofu acteurs yi kase ñoo fa war a nekk. wax naa ko léegi acteurs yi les joueurs l'arbitre peut-être délégué bi ñooñu mënuñu fa ñàkk ci biir mécourante mais le reste yëpp mën nañ leen évacuer ñu génn fa ak waa Croix-Rouge waa sapeur pompier ñoom aussi mën na leen permettre ci biir mécourante bi mais vraiment man d'accorduma pour que waa zone di dugg ci biir mécourante bi ranger fa seen chaise plus de 40 personnes toog foofu man boog je ne suis pas pour. fayeeku 500 francs pour ticket ba pare nga ne yow doo assurer sécurité amateurs yi ci lan doo jël ay éléments yu doy yoo xamante ni dinañ mën a wër stade bi yoo xamante ni dinañ mën a wër encore biir terrain bi ba benn supporter du mën a franchir barrière yi dugg ci biir terrain bi dinañ mën a aussi assurer sécurité ñu nekk ci kaw tribune yi mais pour loolu yëpp mën a am vraiment il faut waa zone tamit déployer ay moyens vraiment indi ay sécurité yu doy. à chaque fois ba concert bi fi mujjee am xam nañ ni amul boobu danger yëpp mais terewul gis nga sécurité bi ni mu fa meloon doo sax jigee miiru stade bi mais pourquoi pas su match amee mënuñu déployer boobu sécurité yëpp pour vraiment la sûreté des joueurs et des xanaa di
masawaat ñëpp ñi nga xamante ni dañu am ay blessures ci bëggoon a supporter seen équipe wala bëggoon a jouer seen équipe vraiment maa ngi leen di masaw bu baax di compatir seen naqar di ñaan aussi vraiment waa Ngaye aussi gën a delloo si seen xel ak seen xalaat xam ni ñun ñëpp ñoo bokk Ngaye ay xarit lañ ay doomu ndey lañ ay mbokk lañ donc yu bëri daal war nañ kaa mën a rafetal suñu diggante bu nekkee biir stade. waaw Ndaw ñu ngi lay remercier donc di wax ni en tant que sportif violence moom dañ koy bannir sur toutes ses formes donc fu mu mën a jógee rek kenn du ko rafetlu en tant que sportif parce que loolu tax ko jóg mais comme li nga laaj rek la première source de violence surtout ci nawetaan mooy pratique occulte affaire xon chaque jour 95-18% des violences ça émane de ça te yaa ngi wax ay affaire service d'ordre ak yooyu mais du loolu parce que généralement ce sont les joueurs qui sont impliqués ci pratique yi des officiels ñooñu service d'ordre en un moment donné du leen mënal dara parce que ce sont des acteurs day nekk ci biir dañuy am droit ci fi ñuy toog donc la seule solution mooy la CQRP ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor kaaraange googu y a un texte buy régir buy interdire catégoriquement les pratiques occultes mais jusqu'à présent dañ ko ranger ci tiroir yi te loolu tant que defuñu ko violence du fi mës a jug parce que problème yëpp ci loolu lay découlé woo bu njëkk yeneen source de violence moom yeneen cause moo daan am mais actuellement nii vraiment sëriñ yi ñooy tas match yi donc nit ñi à un moment donné lu directive bu leen jox rek quel que soit lu mu leen mën a jaral rek dañ koy def mais les gens laissent faire tey bu fekkoon dañuy sanctionner équipe yi nga xamante ni ñoom ñu ngi def loolu mais ñeen duñ ko def mais vraiment niveau violence bi jéggi na dayoo te bu continuer nii vraiment personne n'y gagne ñun ñëpp on va perdre surtout les jeunes donc ñoom nañ teel a jóg ci affaire yi parce que bu tolloo benn niveau bi aussi l'autorité va sévir le préfet va interdire ces choses là parce que tamit nawetaan fo rek la bu fekkee dem na ba yenn niveau yi mais ñoom dañuy arrêté affaire ñeneen ñu nekk ci leneen te loolu vraiment c'est pas bénéfique donc ñi nga xamante ni ñoo ŋànk affaire bi il faut qu'ils prennent leurs responsabilités ñoom ñoo faillir seen responsabilité parce que liñ fiy suul sax dañ koy tere sànni le port li ñuy dugal ci stade bi yëpp dañ koy tere mais loolu aussi xëccoo bu ci amee kii naan dinaa suul kii naan duma suul loolu dafay mujj indi ab altercation entre ay joueurs eux-mêmes joueurs da ngay gis ay joueurs sax yuy cooki ci terrain ndax ay xon di sulli xon di kii donc y a toutes ces choses là si on n'y met pas garde affaire bi moom dafay arrêté rek dans beaucoup de stades sax il y a eu mort d'homme ba ñu arrêté ko à Kër Mbaye Fall daaw à Thiès dañu arrêté woon seen nawetaan ñu ngi reprendre donc yooyu c'est des choses yoo xamante ne moom ci ñoom la des rek. ñoom à un moment donné quand ils ont posé le problème de la sécurité ils ont rencontré le commandant ñu améliorer parce que dans les murs yi fi mu ne ay gendarme ñoo koy fi Ngaye mënul am gémi dëkk bu amul police mënul am gémi pour l'instant donc renfort gendarmerie rek nga mën a am donc renfort bi am na mais li ma lay expliquer nii gendarmerie du ci mën a agir ci moment boobu gendarmerie mën na gérer ay supporters ak ñi nga xamante ni ñu ngi gêner déroulement rencontre mais c'est des pratiques yoo xamante ni ce sont les joueurs de champ les officiels qui sont sur le banc ñoo koy def ci match yi passé yëpp ce sont des officiels yoo xamante ni ñu ngi sur le banc inscrit xam nga dañuy am droit ci main courante bi ñuy toog dañuy am droit ci joueur bi nekk ci biir terrain gendarme mënu koo fekk ci biir di ko génne wala mu koy sanctionner donc loolu mooy problème bu mag bi man je sais que ñoom bu ñu démarré ci loolu ensuite pour aider la gendarmerie aussi ku fauté benn yoon mais da nga koy sanctionner ba mu yëg ko ba ñeneen ñi sax duñ ko ñemee def bu ko defee gendarmerie dina mën am courage di continuer liggéeyam mais bu fekkee yow bu dagaa amee nga raayal affaire bi nëppal ko gérer pourquoi parce que équipe yi war nañu mën a jouer ak yooyu mais jeu aussi ñi koy def mooy ñi nga xamante ni ils sont fair play loolu la mais sécurité bi moom ba pare ñoom avec les recettes du stade là ñoom mënuñoo am ay moyens déplacer ay 50 gémi wala 30 gémi peut-être s'il y a un événement exceptionnel comme finale wala yenn match yi ils peuvent le faire mais li nga am rek moom ngay ndugge marché quoi en un moment donné. waaw donc di leen encourager que ni lii moom c'est important parce que tamit affaire problème bu amee il faut nga rencontrer des personnes ressources ñi nga xamante ni mën nañ ci wax ba affaire bi saafarawu ou bien
des gens yoo xamante ni communication bi daal mu gën a dox avant que le pire ne se reproduise donc yéen a ngi bay seen wàll ci affaire parce que vous en faites partie si seen wàll ci wàllu audiovisuel yéen a ngi prévenir di informer ensuite di sensibiliser te loolu c'est très important mënu cee ñàkk quoi en quelque sorte voilà ok merci. comme yi dañuy jongante faw mu am ku may la jaaru la defante ennemi wala di boole ay nit di jaxase ay nit gars yi jëlee ko neneen quoi xam nga parce que en fait boo xool football bi gars yi liñ ciy def duñ ko ci sax am kon donc bu leen affection bi rëccee rek xam nga dañuy échec quoi. waaw mooy affaire violence bi affaire bu ma naqari trop la waaw ci nawetaanu ngaay man ci nawetaanu ngaay laa gis genre violence bu mel noonu am fii bon seetaan naa match yëpp nag mais gis naa ne vraiment daal am na lu des daal surtout saaga ndey yi di gars yi di def di jaayante affaire góor yàlla xam nga di génne ay paaka fii te ngaay ndaw na ndaw goo xam ñu ñëpp a xamante sport dañoo njëkk a jiital fair play lañ njëkk a jiital bu fair play amul rek dara du dox gars yi nañ leen bàyyi violence bi bàyyi saaga ndey yëpp te respectante. violence bi am ci stade yi loolu musiba la ñun dañoo football boo bàyyi comme ni ma leen koy waxee une fois ASC Jàmbaar man mii maa ko formé mais en 1980 maa ko njëkk a formé gagné ci lu ne mosuñu coo xeex mosuñu coo histoire ñun foo nu mosee footballee gagné kontaan nga gagné ñu aussi danañ kontaan mais xeex violence tojante bopp musiba la ci stade te ngaay gi ñoo ko bokk. non à la violence. fair play. non à la violence ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amuñu fenn sens interdit. non à la violence. dem terrain bi dafa sotti huile ndax lan gajal nañ ma sama xol metti loolu warul demee noonu kon ma leen di ñaan di leen ko demandé yéen waa Ngaye violence bi am ci stade yi tojante bopp tojante xeer ngeen teg ko ci suuf parce que loolu du nawetaan loolu day tasaare ak mbokk mara day taal yàlla nañ ci yàlla musal. bu ëllëgee keneen la foo ak reede lañ ci jublu moo tax ñu war a dal tey nangu defet jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo